ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi te nag dañuy wax ci wàllum politique donte gëj nañ ci sax àddu mais bi yoon dafa di benn wareef ñun duñ ko sax tuddee problème entre Pastef ak Antoine Félix Diome bi nga xamante nii benn ndaw la rek bu ñu yónni biñ ko defee ministre de l'intérieur ci bés ba la ñu defoon automatiquement benn publication Facebook ne benn marionnette la boo xamante nii dañ ko yàgg utiliser ngir muy def lu tubaab di wooyee sale boulot bi ñu partagé woon publication boobu noonu bërki démb am na sax benn abonné bu ñu doon tooñ naan ñu da ngeen di gisaane léegi mais du mbiru gisaane du xam-xam ab doomi aadama boo ko bëggee xam rawatina bu ñu ko falee da ngay dem gëstu jaar-jaaram ak li mu jot a def ba yegg si fii maanaam depuis ba Macky Sall faloo en 2012 bépp campagne bu ñu mëne pour faagagal ay opposants ci loxoom la jaar moom Antoine Félix Diome jamono jooju moo nekkoon procureur spécial adjoint bu CREI nekkoon également agent judiciaire bu état moo tëjlu woon Karim Wade te ba tey génnewuñ milliards yi ñu wax ni daf ko sàcc moo tëjlu woon Khalifa Sall pour ñu mën koo rey politiquement ñu daal di bàyyi ba élection yi passé ñu taxañ ko ak ay bagaasam ne ko génnal prison par force parce que liñ bëggoon ci moom am nañ ko mooy rey ko ba dudul exister sur le plan politique. donc benn booyu Macky Sall la boo xamante nii daf ko déggal daf koy tarbiyu moo tax ñu teg ko ci bopp ministère bi ñu dénk biir réew mi pour que mu yeggale mission commando bi nga xamante nii tàmbali na ko depuis 2012. donc lii dañ ko bëggoon leeral d'abord balaa ñuy avancer pour que sénégalais yi xam jëmm ji mooy kan ki génne communiqué bërki démb di menacer waa Pastef nu mu melokaanoo. léegi lan moo tax ñu ne ñun duñu orienter débat bi entre Pastef ak Antoine Félix Diome parce que li ñu gëm mooy lii du xeexu parti politique kese lii xeexu sénégalais yëpp la war a nekk parce que nguuru Macky Sall opposition lay bañ jël nañ traître yëpp woo leen seen wet jox leen ay poste ngir neexal leen léegi ñi bañ ñi ñoom ne duñu transhumé dañuy opposé ñu ne leen du ngeen fi yàqee seen nàkka donc li ñu war a njëkk comprendre ci communiqué bi Antoine Félix Diome génnee mooy politique moo ko lal d'abord balaa sax ñuy ñëw ci wàllum loi ak financement parti politique yi parce que loolu aussi lu mat a leeral la ndax niñ ko bëgg a doxalee dafa mel ni kon léegi sénégalais yi nekk bitim réew ay doxandem lañ dinañ revenir ci campagne bi Pastef lancé ak ñenn ñi niñ ci bëgg lëndëmalee xelu sénégalais yi pour manipuler leen mais li ñu bëgg a préciser d'abord mooy problème bi jip fan yi yëpp buñ ko bàyyeek waa Pastef lii du combat wu parti politique ndax bu ñu bàyyee mu jàll waxuñu rek Ousmane Sonko mais beneen sénégalais bu am ay ambition politique daañ la faagaagal ci biir réew mi ba say mbokk ñoo lay mujj wax nga bàyyi politique dem toog ndax jaru ko ndax ñëpp xam ne ni Sénégal dafa am benn lobby homme et femme politique yoo xamante nii ñoo fi nekk depuis 1960 di pàccoo Sénégal la ko tàmbali nguuru Senghor Abdou Diouf Maître Wade ba ci Macky Sall nguur gu ñëw ñu mos ci jël seen wàll léegi catégorie doomi aadama yooyu génération boobu nga xamante ni ñoo ngi fi depuis jamonoy maam te nga xam ne lu yàqu Sénégal ñoom la fi mu ne nii dañoo tiit bëgguñu changement am ndax xam nañ ni bu changement amee rek ba génération bi nga xamante nii ci Cheikh Anta Diop la ñuy roy wala Mamadou Dia wala Thomas Sankara wala Kadhafi bu ñooñu jëlee pouvoir bi façon bi ñuy defee politique Sénégal dafay soppeeku te bu loolu soppeekoo ñoom dootuñ neexle lii mooy enjeu bi te il faut que sénégalais yi comprendre loolu noonu dafa am ñu fi nekk te bëgguñu fay jóge te lépp lu mën a gàllankoor nasaxal seeni pexe ak ni ñu mën a yàggee ci nguur daañu jug say mbir lii mooy enjeu bi. léegi ñu leeral d'abord li Pastef def te yenn ci ay mercenaires de la plume wala des mercenaires du droit bëgg ci lëndëmal xelu sénégalais yi parce que ñoom ay dof la ñu jàppee ba chaque fois ñu ñuy jéem a manipuler ci ay notions ci ay droit ak yu ñu mel ni mbir yi demee mooy Pastef dafa lancé benn campagne bu ñu naan nemmeeku tour maanaam Ousmane Sonko dafa bëgg a amal ay tournée ci biir réew mi bitim réew mais li ci particulier mooy dañ ne membre parti bi ak ñu ñuy wooye sympathisant maanaam ñoo xamante ni bokkuñu Pastef mais dañoo gis seen bopp ci discours Ousmane Sonko ñooñu ñooy financer tournée boobu noonu nga xam ni dañ ko amal ci biir réew mi amal ko itam bitim réew ñu lancé campagne bi samedi 2 janvier bi ñu weesu mais quelques heures après gannaaw bañ ko lancé ci même jour bi gars yi dajale lu ëpp 125 millions sénégalais yi nekk bitim réew nag gën cee ràññeeku ndax li ëpp ci xaalis bi ñu dajale ci diaspora bi la jugee mbir yi nii la demee léegi nag ca ngoon sa entre 2 heures du matin jàpp 3 heures xaaju guddi cela veut dire que jour boobu noonu nguur gi nelawuñu woon xëy na sax organiser woon nañ benn réunion d'urgence léegi ci xaaju guddi Antoine Félix Diome génne benn communiqué mooy bi ngeen gis nii ne loi wu Sénégal bu 1981 bi ñu jagleel doxalinu parti politique yi te ñu soppi ko en 1989 ci article 3 am dafay aaye parti politique biir Sénégal jot ay financement jóge bitim réew wala ay étranger yu nekk ci biir Sénégal
bépp mbootaay politique nag boo xamante ni sàmmante woo ak bile loi daañu la tas. léegi dañuy ñëw ci caaxaan yi nekk ci biir communiqué bi nga xamante ni Antoine Félix Diome génnee na ko. ci communiqué bi ñaari mbir moo am soit Antoine Félix Diome xam ne li loi bi wax mais dafay def yi fi maa tey pour neexal patron am won ko ni maa ngi lay tarbiyu, wala mu ñàkk a comprendre esprit loi bii nii te bu boobaa c'est très grave pour ministère boo xamante nii moo war a ceytu lépp lu jëm ci biir réew mi wala koo xam ni jot nga liggéey ci wàllum yoon. mais ñu li ñu jàpp mooy Antoine Félix Diome xam na bu baax li loi bi wax mais il faut que mu wan ni Macky Sall maa ngi ci mission bi nga ma sant. bu ñu jëlee loi bi mu évoqué ci biir communiqué bi lim ko loi bi dafa ne ab parti politique mënul jot ndimbal lu dul dafa bàyyeekoo ci ay cotisation ay dons wala sax ndono tukkee ci ay membre parti bi wala ñu koy safoo te doon ay doomi réew bi wala xaalis bi tukkee ci bénéfice yu benn ndaje boo xamante nii parti bi moo ko organisé. mais problème bi mooy loi bi Antoine Félix Diome cité ci biir communiqué bi précisé wul ndax doomi réew yi ñu wax ni mën nañ financer parti politique mooy ñi nekk Sénégal wala ñi nekk bitim réew. loolu loi bi leeralu ko dafa ni rek doomi réew mi kon ñëpp ci lañ bokk muy ki ne Sénégal ak ki tukki kon bépp sénégalais foo mënti nekk war nga mën a dugal sa xaalis ci parti politique ndax amul benn loi bu koy tere. lii amul benn juriste bu ko mën a dindi ak foo mënti jàngee amul benn loi ci Sénégal bu wax ni doomi sénégalais bu nekk bitim réew mënu dugal sa xaalis ci parti politique amul. te loolu Macky Sall sax moo ko dëggal jamono gi muy nekk opposition moo ne tournée yi mu def yépp bitim réew waa diaspora bi ñoo koy jàppale ci wàllum koom loolu Macky Sall moo ko wax ci làmmiñam. qui contribuent et militants pour certains, pour la plupart. D'autres ils sont pas militants mais ils soutiennent notre cause. Tantôt tout à l'heure avant de venir quelqu'un m'a remis 1000 litres de carburant en appui. On m'a tourné dans vos déplacements. On sait un autre c'est 2-3 millions parce que nous savons que bon c'est difficile l'opposition. Ça c'est des choses qui arrivent. Plus maintenant d'autres qui sont là, qui financent les activités sur place. Et nos militants quand même, depuis la diaspora, jusqu'ici, c'est eux qui prennent en charge. Hier, j'étais à une cérémonie avec les ressortissants de Matam, ils ont fait un dîner d'abord, mais c'est eux qui prennent en charge, c'est pas l'APR. kon Tony moom bu xawoon sax tey tuuti dina fàttaliku ne patron am wax na ci benn interview ay at ci ginnaaw ne waa diaspora bi daan nañ ko jàppale ci ay activité am mais yamu ci moom Antoine ba tey ci communiqué bi mu génnee dafa ñëw cité article 4 alinéa 2 loi 81 bi ne tout parti politique qui reçoit des subsides de l'étranger ou d'étrangers établis au Sénégal s'expose à la dissolution. maanaam bépp parti politique bu jot ay ndimbal jógee bitim réew wala ay doomi bitim réew yoo xamante ni ñi ngi Sénégal boo moywul daañu tas sa parti. mais li mat a leeral mooy loi bii nii bi ko Abdou Diouf doon tëgg di ko teg lim doon bañ mooy ab parti politique bu nekk Sénégal di jot ay financement wu organisation wala ay personnalité yoo xamante nii duñu ay sénégalais moo xam ñu nekk bitim réew wala ñu nekk ci biir réew mi. ndax loolu dañu jàpp ni mën na déstabiliser réew mën na indi ay conflit d'intérêt donc esprit loi bii nii sénégalais yi nekk bitim réew taxu koo jóg ndax nationalité sénégalaise la ñu yor. lenn daal xam nañ ko mooy ba Sénégal sosoo ba tey benn parti politique la ñu gis boo xamante nii ay lobby bitim réew jàppale nañ ko ba mu jot ci nguur muy APR. ndax en 2012 en pleine campagne présidentielle pour deuxième tour entre Macky Sall et Abdoulaye Wade la ñu gis président bu France muy François Hollande yónni Sénégal benn góor jigéen bu mag bu ñu naan Jacques Lang ne woon ministre France du benn yoon du ñaari yoon ngir mu ñëw Sénégal soutenir Macky Sall ngir ñu daaneel maître Abdoulaye Wade parce que Abdoulaye Wade dafa tàmbali woon menacer intérêt français yi. François Hollande moo yónni woon benn waay bu naan Jacques Lang boo xamante nii góor jigéen la Jeune Afrique defoon na ci benn article bu am solo kon moom Macky Sall moo xam lan mooy financement yu jógee bitim réew ndax ci la bénéficié wu ba jot ci nguur mais yemu ci moom Macky Sall. bi mu quitté woon maître Wade dafa bind lettre ancien président bu Gabon di El Hadji Omar Bongo bi nga xam ni moo jiite woon grande loge maçonnique bi nekk Gabon ba mu deewee la ko doomam Ali Bongo remplacé ci bopp loge boobu noonu remplacé ko également ci bopp réew mi baayam di Omar Bongo Macky Sall dafa ko doon bind ay lettre doon sàkk mu dimbali ko ci bépp côté bind na ko lettre le 3 janvier 2009 bindaat na ko lettre le 9 janvier 2009 comme ngeen ko gisee ci image bii nii. lii yëpp Macky Sall doon na ko bind Omar Bongo ngir mu jàppale ko ci fànn wu ne kon moom bu ko Abdoulaye Wade toppoon rek ci wàllum yoon du falu Sénégal ndax xamoon na ni ay lobby góor jigéen ak ay franc-maçon ñoo ko doon financé te nëbbu ko woon la preuve dafa falu recevoir moom Jacques Lang bi nga xamante nii ci borom ñaari tur yi la bokk te François Hollande yónni ko woon ngir mu jàppale Macky Sall pour ñu daaneel Abdoulaye Wade ñu ne déetawaay
bi mu faloo moom Macky Sall dëkku Afrique yi mu njëkk a dem mooy Gabon ngir ziyaare bàmmeelu Omar Bongo bi nga xamante nii daf ko doon soutenir financièrement. kon Macky Sall amul benn leçon bu muy joxe ci wàllu financement parti politique ndax ay taalibe Dajjal ñoo ko dooleel ba mu jot ci nguur. léegi dañuy ñëw ci xaalis bi gars yi di coow te Pastef dajale ko te mu toll ci plus de 125 millions maanaam fan la xaalis bi jógee parce que tamit comme ni ñu koy waxee ku ndóobin rey sa maam foo gis lu ñu daaw. ni ñu sàgganee bàyyi lobby maçonnique ak ay borom ñaari tur fexe ba financer Macky Sall ba mu jiite suñu réew di ñu muggal loolu dootuñu mës a dalati. moo tax financement wu Pastef yi ñun ba coow li jibee dañoo dem gëstu fan la xaalis bi jógee dem nañ ca site bañ ko doon dajalee xool nu mu demee maanaam li ñu collecté ci internet bi lu bokkut ak li ñu joxe sur le terrain. mais ba ñu demee visiter site bi mi ngi nii ndekete millions yi tax nguur gi di tëb di dal yépp ay sénégalais la yoo xamante nii ñii 10 000 lañu joxe ñii 5 000 francs ñii téeméer ñii 50 000 ñii 2 000 ñii 1000 francs mi ngi nii ay nit lañ yoo xamante ni sax mën nga leen identifier te ku ci ne boo seetee li mu joxe du xaalis bu bari mën nga sax vérifier dëkk bu ne li mu joxe donc dafa day données yoo xamante nii ñoom waa ministère de l'intérieur mën nañ xam facilement dërëm bu ne fan la jógee sans sax ñu génn seeni bureau. kon financement yu mel nii lan moo ci dangereux ñun loolu la ñuy laaj en tout cas ñun de xeetu financement yii moo ñu gënal fuuf financement yi nga xamante nii ci ay loge maçonnique la jógee wala ci ay association góor jigéen. bu dee ni suñu parti politique yépp ci nii la ñu amee koppar ngir dawal seen activité politique ñun bëgg nañ ndax bu ñu mënalee seen bopp seeni membre ak seeni sympathisant di dajale seeni koppar mu néew ko bari ngir mën a wéyal seen liggéey yaakaar naa ni kenn dootu leen imposer ay loi wala ay programme bu ñu faloo kenn dootu leen itam mettre pression ngir ñuy daganal lu bon kenn aussi dootu leen tënk kon bu dee ni modèle bii la suñu parti politique yi di financé woo ñun bëgg nañ ndax moo gën a wóor. donc leer na ni communiqué bi Antoine Félix Diome génnee lépp ay caaxaan la politique moo ko lal ak ragal opposition ndax Macky Sall ku ne xam ne ni bëggul jàmmaarloo ragal la ndax tàppit mënul weesu nga ne yow gagné nga élection présidentielle premier tour yaa fi mën gars yi daal di nangu ne la léegi léegi yaa ngoog doxalal nga continuer di xëcc opposition bi di taf sa wet loolu doy la nga ne nag yéen ñi nga xamante ni lank ngeen ni du ngeen transhumé doo leen am jàmm ci réew mi. démb avant kawu Pastef bi Bougane moo njëkk a yuuxu ndax yónni nañ ARTP ngir mu fitnaal leen ndax lan bi Idrissa Seck di transhumé dafa lank ne du ànd ak moom fi mu ne nii dañ ko bëgg a ruiner daaneel ay entreprise am pour bu demee ba sonn ba jaaxle gestu xalaat njabootam dal di rejoindre pouvoir utiliser ay médias am di dawal seen communication. tey Pastef la gannaaw campagne bi ñu lancé ne ñoom ñooy financer seen bopp seen activité soxlawuñu xaalisu góor jigéen soxlawuñu xaalisu franc-maçon yi. ku ne la mu yor mu bare ko néew defal sa contribution ngir seen njiit mën di wër dëkk bi ak diaspora bi ñu daal di taxaw ne leen du fi amee suba Barthélémy Dias lay doon wala Thierno Alassane Sall wala Abdoul Mbaye wala Thierno Bocoum wala beneen sénégalais boo xamante nii jàpp na ni mën na apporter dara réewum te ci politique la ko war a jaaree. moo tax ñu ne lii du combat parti politique mais combat bépp sénégalais la war a doon ndax yow mi naan sama yónnee aussi benn groupe parti la concerné ëllëg mën a dal sa kaw. Sénégal la ñu bëgg a jël yamale ko ci benn cercle politicien yoo xamante ni depuis indépendance ñoo fi ne te ñoo yàq réew mi ñoo ñu tardeel lépp lu sikki ci Sénégal ñooma. Macky Sall nag ku war a xoolaat boppam la am liñ naan élégance politique ndax li muy def nii yëpp di songay nit di fayantoo di leen jaay doole bu ko Maître Wade defoon loolu noonu du mës a dégg monsieur le président Abdoulaye Wade ak lu ko mënti waxal dafa amul liñ naan élégance politique. ragalul woon jàmmaarloo day ubbi géew bi ne ku mën sa morom duma bi Khalifa Sall nekkoon meeru Dakar di liggéey bu ko neexoon moom Maître Wade daal di koy faagaagal ndax parti socialiste la bokkoon mais daf ko bàyyi mu liggéey Ndakaaru 23 juin bi ñuy coow bu ko neexoon moom Maître Wade du am ndax mënul na yebal ay takk der yu tëj bépp entrée boo xamante ni day dem assemblée nationale ba dajaloo du fam mais dafa ni nañ bàyyi gaay yi manifester mbir yi tàng ëppi loxo mu daal di dellu ginnaaw. bi Macky Sall amee woon ambition politique ne dafa bëgg doon président jiite réew mi bu neexoon Maître Wade du présenté wu da koy tëj ci kaso bi ndax xam ne ni sàcc na ay milliards yu bëree bëri ba jënd kër Houston États-Unis am ay biens yoo xamante ni salaire am mayu ko ko woon mais daf ko bàyyi mu présenté wu. bésu 25 mars 2012 ba ñu voté deuxième tour présidentiel ba ca ngoon sa tendance yi tàmbalee leer di féete ci côté Macky Sall. Serigne Mbacké Ndiaye bi ànd ak tey Macky Sall di ko dunguru dafa jàkkaarloo woon ak Maître Wade jamono jooju ne ko bul nangu résultat yi yaa gagné élection yi
mais Maître Wade na ko garaawul woo Macky Sall téléphone dal di koy féliciter dem ci anam gu rafet. ñun élégance bii la ñuy xaar ci Macky Sall liñ koy wax mooy na ñeme na nangu bëri ci fair play te bàyyi sëlam suuf ak coups irréguliers yi nga xamante ni mi ngi koy dugal. gaa yàq nga suñu réew mais nga lawaay bàyyil ñu ko fi ci jàmm ak salaam ñun lii rek la ñuy xaar ci yow du leneen ndax xam nañ ni da ngaa échoué doo l'homme de la situation. kon jàngatu tey bi loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di rajo incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.